sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga présenté wu ak ñi lay seetaan à travers Sénégo. voilà maa ngi leen di fay bu baax di nuyu waa Sénégo yëpp xaw ma dañuy wax auditrice xaw ma spectateur wala spectatrice. mais ñu ngi am mbégte lool recevoir leen fii ci Tivaouane ci veillu Mawlid 2019. d'accord maa ngi leen di delloo nuyoo bu baax. nga nekk njiital COSCAS est-ce que mën nga dellusiwaat un peu ci COSCAS ak lan moo ko tax a jóg. waaw COSCAS kuréel la gu fi yor wàllu lépp lu aju ci organisation ci xadara Cheikh Seydi Hadji Malick plus particulièrement wàllu gàmm. ci boobu contexte nag la juddoo donc ci combler vide depuis 68 bu force de l'ordre ci la COSCAS juddu yàlla def mu mujj nekk nag mouvement d'avant-garde nekk mouvement d'organisation et de participation ci événement majeur xadara Seydi Hadji Malick 68 ba léegi ñu ngi tàmbalee di organiser ba mujj gi muy financer di organiser waaye itam mujj di jàngale di encadrer di orienter njabootu xadara bi waaw donc daal li ko mu ngi juddoo nag ci xalaatu si Ahmed Tidiane Sy wax ni comme boobu service de force de l'ordre amul mu wax ni nañu jël ci mbokku taalibe yi ñu organiser ñu encadrer gàmmu gi depuis loolu nag COSCAS a ngi koy encadrer gëj yokk na fi nag ci lim yokk na fi ci mission yokk na fi itam ci activités yu mu doxal yokk na fi ci ay section d'accord waaw donc mujjee daal nekk consolidé wu ba nekk arme outil wu kër gi daal kër Seydi Hadji Malick. d'accord yaa ngi wax léegi lu jëm ci wàllu organisation ci loolu ngeen nekk. gàmmu gi ñëw na lan ngeen pare ak nan ngeen doxalee organisation bi. waaw gàmmu gi daanaka juróomi weer njëkk muy jot la COSCAS di commencer parce que dajale ay membres am parce que wàllu organisation la événement bu mag. ay nit rek ko koy def dañoo am ay section partout dans le Sénégal léegi nag li ñuy financer gàmmu gi tam ci section yi lañ koy jëlee ay ticket de souscription moo tax bu juróomi at ba ñeenti at balaa gàmmu jot dañuy commencer def suñu assemblée générale def suñuy rencontre def suñuy tournée partout dans le Sénégal et même à l'étranger donc pour waxaat nit ñi gàmmu gi jot na waxaat leen tam gàmmu ren gi naka la kilifa yi bëgg ñu organiser ko noonu. loolu yëpp buñ ci jógee dinañu daje ay CDD ak préfet yi ak gouverneur ak ministre de l'intérieur donc lépp lu aju ci organisation interne comme organisation partenaires yi. loolu yëpp daanaka COSCAS moo koy def. boole seen nag collecte souscription yi nga xam ni moom la ñuy financer gàmmu gi. d'accord moo tax daanaka 5 mois avant donc COSCAS mi ngi sur le terrain. bu ñu demee ba mu des 2 mois la commission technique yi ñoom ñëpp ñëw sur le terrain gis ñu sol lu verte donc ñoom ñëpp commencé ñii di tente ñii di bâche ñii di balai ñii di yooyu yëpp am na 23 commission technique commission culturelle et scientifique aussi commencé gëstu ci wàllu thème yi kilifa yi tànn. ak daal. ban enseignement la war véhiculer ban orientation lañ ci war a nàmpale njaboot yi loolu yëpp ay kuréel ñoo koy gëstu waaw donc daanaka juróomi weer daal ci gannaaw ba léegi daanaka ñi ngi ci liggéey bi. d'accord ci seen ay activités yu ñu faral di gis COSCAS bi bokk na ci li bourde populaire. lan mooy solo bi ak lan moo waral ngeen initier ko. waaw bourde déjà choix bi Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala def ci bourde bind na. lu mu waroon a mën a animer entre guillemets fukki fan yi mu yéene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fekk nag burda nekk téere bu barkeel waaw téere bu barkeel bu Seyri taalif ko ba yonent bi feeñu ko ci barkeel téere bi nag dañ ñu daan nettali ni dañu daan wax ne burdu ku ko mokkal nekk wëliyu ñu ne wóoruñu de waaye wëliyu yëpp mokkal nañ ko yooyu yëpp wane rek leer ak barke bi burdu di
di traîner. Seydi Hadji Malick xam na ko yëg na ko te comme wàllu gàmmu stratégie d'éducation et d'encadrement la ko defoon te loolu yëpp ci jamono ci l'islam xam na ni lu yonent bi di gën di sori istixaama di gën di jafe te mooy njub gu xocc mooy topp dans l'esprit à la lettre prescription alxuraan dafay gën di jafe du sàgganteeg nit ñi loolu yàlla bëgg noonu waaye nag yàlla bàyyi na fi lu nu mën di lu nuy mën di texeel mooy sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam souvent dañuy wax ne nit ko sopp rek di nga ko roy di nga ko jéem a xam di nga ko roy donc loolu yëpp la Seydi Hadji Malick boole tànn nag burdu en 2000 nag la ñu burdu dañ ko daan jànge rek Tiwaawan fii ñi am njaboot yi am mën a ñëw fekke ñëw di ko fekke ak lenn ci ay zawaya Seydi Hadji Malick yi waaw systématiser wuñu ko nii ba nga xam ni mais 2000 la ñu ñaan Serigne Abdou radiyallahu taala anhu mu ñaanal lu sëñ Mansour radiyallahu taala anhuma mu joxe ndigal si ñu décentraliser burdu yi ñu tuddewoon ko burdu itinérante mooy groupe di dox di ko jàng si barab yu bari mais par la suite mu nekk burdu populaire yi li ñu fi jublu nag mooy ferveur bi am Tiwaawan bañ a des Tiwaawan rek c'est que nit ñi di ko tàmbalee fa ñu dëkk waaw moo tax gis nga boo demee Dakar élan bi ne Tiwaawan bu burdu jotee fukki fan yi élan boobu ngay gis Dakar partout à Dakar loolu nag mën nga ko topp ci capitale régionale yëpp donc réussir nañ ko depuis 2000 à décentraliser le burdu njaboot yi di ko def dans la même ferveur et la même dans le même rythme que Tivaouane ba mu des buntu bu mujj ba nag ñëpp ñëw Tivaouane defandoo ko fi donc loolu dafay participer rek si gën a yaatal donc njàngale Seydi Hadji Malick te bañu ko ndax bu ko bañoon du nekk loolu tegtal la barke bi mu am tegtal la ni xëy na saa la doon xaar rek waaye mujj na mel vraiment ni nga xam ni noonu la war a mel te mooy bu weer yu teroo weeru yonent bi fukki fan yeeg ñaar daal vraiment Sénégal di respirer au rythme vraiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord tey président Macky Sall doon ñëw Tivaouane ñu gis xalif bi ci kàddoom mu wax kàddu yam solo maanaam muy Mouride ak Tidiane ñëpp doon benn en tant que talibé Tidiane yow boobu wax ban analyse nga siy def. waaw mais c'est-à-dire que maanaam safaanu wax booba moo doon jaaxal. vraiment waaw leneen daal moo ñu doon sonal nag vraiment sax xaw nu soof. dëgg bu ñu nekkul benn nu ñuy def mënuñu lay yi nekk benn du fenn mënuñu ko tibb ci Seydi Hadji Malick lay ko mënuñu ko tuddee Sëñ Touba lay ko mënuñu ko tudd rawatina ay Baye Abdoulaye waaw mais ñàkk benn moo ñu war te mooy suñu taar. dëgg waaw leneen amul c'est-à-dire que keneen mënul gis feneen raison bu tax ñu diviser wu. waaw parce que ñun ñëpp ci l'islam lañ bokk te dañu nekk ci géewu tasawuf dafa am ay principe te Seydi Hadji Malick ak turuhu kulluha illa rahman waaw nitu yàlla mën naa jële cër fu dul fi yàlla benn nitu yàlla mën naa am cër te jëlee ko ci yonante bi benn nitu yàlla mënu ko benn nitu yàlla mënta jéggi yonante bi am cër te benn nit yàlla mënul am cër te yàlla joxuloo secrépé le xaw ma la signoo ni ngeen koy wax pourquoi doo ko comprendre c'est que yooyu daal li ñuy ñaan mooy ñi koy da ngay mam comme l'impression que dafa am ñu koy entretenir mais loolu nit buy def lu mu mënta lay kenn mënu ko lay si ñun du murit du tijaan du layen du xaalis kenn mënul sukkandiku fenn fu mag ñi bind jële fa lu tax nga xeeb sa morom mbaa nga wax ko amul moo tax nag ñun suñu problème daal dëgg-dëgg looloo mën a am looloo mën a am loolu lañ mën a lay ci jàng moom lañ mën a yàlla ci jikko moom lañu mën a lay ci dund gu rafet xanaa noo bokk Sénégal waaw noo bokk Sénégal moo tax daal yooyu du problème vraiment du problème léeg-léeg nag nga dégg daal ku tarxiis sa làmmiñ wax mais da ngay xam ne kooku ñeneen ñi noppi ñoo ko ameel ak mat rek waaw kooku bu dee man ak ku mu mën a doon ku tarxiis si làmmiñ ñeneen ñi ñoo la ameel ak mat xam ne te am na wax joo xam ni kat ku ko wax bi nga wéetee xam nga ne jum nga waaw ñëpp si yam ñëpp si yam yàlla na ngay sëriñ yàlla na ngay politicien am na wax boo xam ne ku ko wax boo demee ba sa néeg toog di nga yëg ne jum nga dëgg la
waaw kenn waxul nag génn na juum nga moo tax benn rek dëgg-dëgg mënuñu lay suñu ñàkk nekk benn. d'accord message boo xam ne yaa ngi koy lancé képp ku jógee di nar a ñëw fii Tivaouane ban message nga koy wax. waaw ñu xam rek suñu magi réew li ñu liggéey ñu bañ ko yàq te xam ne ay réew ngi fi yoo xam ne tey si seen fort intérieur ña fay seen borom xam-xam xam nañ ne bu doon seen sago li Sénégal am ñu am ko. am na yeneeni réew yu ñu wër ak yeneeni réew yu ñu gën a sori ña fa am xel di xalaat ñee nañu Sénégal ci façon l'islam bi ñu am ak niñ koy dunde ak poul bi l'islam di respirer fii moo xam ci tabaski la moo xam ci korité la moo xam ci gàmm la moo xam ci màggal la moo xam ci leneen ñu koy ñeewe parce que bu baree it fattuñu am nañu am lu néew te talatuñu ko. am nañu am lu néew talatuñoo dem seen jàkk yi julli waaye ñun ak lu mën a am rek mu ngi am ci jàmm mu ngi am ci tolérance ak solidarité bu mat sëkk. boo xam ne du lu nit ñi di jéem dañ ñu see yare. loolu nag ñu sante ko mag ñi ba li ñu tënk lu mel ni gàmm bu jotee ñu dem xañcu ca rek la mag ñi bëgg ñu xañ su ko dund ci ba déwén. te def ko bu sell c'est-à-dire àdduna il faut savoir des fois s'arrêter waaw dafa mel ni yi événement yi jekki-jekki am dañu jekki ñun tam taxawaat xoolaat suñu bopp fàttaliku yàlla tuuti bopp. dëgg la. te yàlla laajul lu bari du dëgg. moo tax yooyu rek la ñuy ñaan bu dee gàmmu nag c'est-à-dire dafa waxoon ni ñu def ko te mu bañ am benn mbix ak rënjëx ak daal lu koy xajamal. nit ñi xam bu baax lan moo leen fi indi. Sëriñ Maalik dañu bëgg a takkaat ci yonent bi te cofeer rek mooy tax mu takk ñu te yàlla dafa waxoon yonent bi ba muy ne ko tànn lu ñëw ci man yonent bi jàmbat xeetam naka ñi ma fi nar a bàyyi rek ñoo ma jaaxal. mooy ñun ñi in man ak yow. mu ne ko noonu ñëwal waaw ni fi sa nekk baaxoon ci ñoom sa ñëw noonu lay baaxe occasion yi ne rek dañuy plongé waat ci grâce Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy rek bëgg nga teelu benn waxtu rek wala benn minute nga teelu yonante bi rek. waaw yëg nag luy souhaité bokk joyeux anniversaire. dëgg la waaw vraiment noonu laa ko mën a waxee. donc yëpp événement yooyu la xale yi ñu bëgg ñu dégg ko noonu rek vraiment il s'agit de s'arrêter une seconde et de penser au prophète. dëgg la loolu sax buñ ko ci xeeb ku ci mën wàccee kaamil nag yaa sa cër la ku ci mën a saraxe benn mbiskit sa cër la ku ci mën a jàng salaatu fatiha cër la ku ci mën a lele miskin vraiment seet ku néew doole nga ne tey kat anniversaire yonante bi la kii amul xaaral ma dimbali ko mu lekk. nga def ko takriman Seydi Hadji Malick takriman alal xusumi te mooy def ko daal vraiment pour rendre grâce au prophète. ñu xool ba xam nañuy dunde loolu ba ren di déwén rek. nga xam ndax du ñu am développement wala de. sëñ Ousmane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax fay leen jërëjëf soxna si. jërëjëf.